Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. laata ñuy yëkkati jataay bi xam nga ni li nga xam ne rek mooy forum international de l'eau ñu ngi koy amal fii ci réew mi mais ñu nemmeeku ci ay ñàkk déggoo ci wàllu nguur geek ak ñi nga xam ni ñooy côté opposition bi ku ci mel ni Barthélémy Dias nekk maire hôtel de ville de Dakar mu dem ba ci biir sortie yi mu def wane nii dañ ko bedd ci mbir mi te mu nekk loo xam ne ji aussi xañ na rafetul ci gis-gis ak ci déggin ci li nga xam ni moo jëm ci démocratie ban jàngat ngay def ci loolu. waaw xam nga tey moom la ñuy wax forum mondial de l'eau maanaam àdduna si wërngal këpp tey lañ bés bii dañ koo jagle ne nañu waxtaan ci wàllu ndox ci anam yu nekk nag ndox bi ñuy jariñ bi ñuy dundal ndox bi nga xam ne aussi mën naa doon source de danger comme Sénégal lañ ko def mu doon une cérémonie boo xam ne institutionnelle ndax ñépp ñi nga xam ne ŋànk nañ lépp liy wàllu ndox wala luy méngoog ndox wala luy jublu ci ndox ñi ngi koy waxtaanee tey ci réew mi kon nag dafa war doon loo xam ne nii doonul rek pouvoir bi moo ko moom wala opposition mais ñépp ñoo waroon ànd ndax man li ma jàpp mooy ñun duñu ennemi duñu adversaire bu fekkee ne dañuy xëccoo mën nañoo xëccoo ci biir mais lépp lu ñëw ci Sénégal war nañoo mën a àndaat def wenn say pour Sénégal turam jëm ci kaw ndax tey fi mu nekk nii ñëpp bitim réew lañ jógee dikk fekkee si di nga xam ne mooy ndaje mi ba doon na rafet nag ñu boole ci ñëpp mais man rafetluwuma nii nga xam ne nii la demee ñii dem CICES organiser ko ñii dem Diamniadio organiser ko ñii wax feneen ba am na ñoo xam ne nii aussi dañ ne dañuy defal seen yëfi bopp mais journée mondiale institutionnellement comme président demoon na fa jàpp naa ne waroon nañ fa mën a dem mais c'est regrettable quand même vraiment doonut lu ñu rafetlu no nit ñi mënoon nañoo gën a waxtaan ci bokkoon na ci ñi nga xam ne ñu ngi doon préparer journée mondiale bi joxe na ay raisons li tax mu ne moom continué wul ndax dem na ba ci biir gisatu ci boppam te yëgaluñ ko lenn moom it mu ber langu boppam ak ñam ànd di ko organiser feneen loolu aussi ñu nangul leen ko ndax comme journée mondiale la cérémonie bi Sénégal lañ koy def mais àdduna wërngal képp fépp foo dem tey ña ngi fay waxtaanee luy wàllu ndox kon nag bu ñu mënta yegg jam ñaajo yi waaye def ko feneen tamit damay jàppale ne ñi ngi ci biir thème bi ba tey. ci biir thème bi voilà ñi ngi ci biir thème bi waaye est-ce que tamit du xajamal wala mu gàkkal li nga xam ne mooy image du Sénégal ci wàllu démocratique par rapport ak bu fekkoon ñu ni neen la comme ni nga ko waxee du am problème. mais ay wàlliyaan ay autorité lu ëpp ay junni nit di fi daje. est-ce que loolu tamit du ñu yóbbaale ndaxte gan mën nga ko teralu ne ba mu des déglu ak xool. waaw loolu moom lu am la kii ñëw moom mënoo takk ay bëtam mën naa xool te bu demee nettali waaye la doon gën a rafet mooy Sénégal ànd nañ maase dikk def célébration cérémonie officielle journée mondiale de l'eau ndax boo xoolee dafa am solo ak dayo boo xam ne Sénégal am na ko ci wàllu ndox ndax OMVS mooy organisation bi nga xam ne ni moo ëmb réew yi nga xam ne ni dex gi jaar ci bët gànnaar Sénégal muy Mauritanie muy Mali ak Sénégal bokk nañ ko am na OMVG mooy fleuve Gambie ak yi nga xam ne ni mooy Océan Atlantique loolu lépp wàllu ndox la te ndox bu ñu koy wax doonul rek ci ay fleuve ndox nappe phréatique bi fleuve kii ndox la ndoxu taw bi ndox la nan lañ jëfandikoo ndox nan lañ war a mën a jàppee ndox nan lañ lu bari loo xam ne nii ci ay ngëneel la ci wàllu ndox tey la lañ waxtaane kon nag doon na rafet nit ñi ñëpp daan àndandoo mais dikk ne Sénégal ñii ñëw na ñii ñëwut moom gàkk la te rafetlu wuñ ko kon daal xam naa ne du doon lu gën li doon gën daal mooy nit ñi maase woon ñëpp organiser ko benn sa bu ñuy xeexaat seen biir nag ñoomu neen ñoom ñu def ko waaye comme am nañ ay gan yu ñëw doon def si loolu la ma jàppoon ne moom moo gën mooy ñëpp dajale woon waaw loolu daal moo ci sama xalaat. voilà kon xam naa ni point bu mujj bi ñuy yëkkatee jataay bi rek day jëm ci li nga xam ne rek mooy tolluwaayu réew mi ci wàllu ni nga ko mën a waxee ndóol ak jafe-jafe yi nga xam ni ndaw ñi ñu ngi koy jànkuwanteel ci utum xëy. yow en tant que leader. ci wàllu politique ak gox bi nga nekk ndax yaa ngi bàyyi xel bu baax loolu. waaw ñu ngi koy bàyyi xel bu baax parce que
fii àdduna si toll ak actuellement crise bi nga xam ne nekk nañ ci ak guerru Russie ak Ukraine am na ay jeexital yu mu am ci ni àdduna si doxee ci wàllu pétrole ci wàllu ay njëkk te dafa am luñ wan ginnaaw mu doonoon Covid demoon ba fu ñu tolloon doon def Covid confinement liggéey yu bëri taga tembe mu amoon sooxe ba am ñoo xam ne jaaroon nañ fa sax ñàkk seen liggéey bañ ca génnee manifestation yi nga xam ne amoon na ci mars 2021 président de la république amoon programme bu rëy bu mu defoon muy wax xëyu ndaw yi jëloon ci 10 000 jeunes ci wàllu xëyu ndaw yi 12 000 jeunes ci wàllu xëyu ndaw yi ñu doon jàppale ñi nga xam ne ay ndaw lañ waaye dama jàpp ne xëyu ndaw yi aussi état mënut a yenu lépp état mënut a jox ñëpp liggéey mais état mën naa créer ay conditions yi nga xam ne ñi bëgg a liggéey dana leen gunge jàppale leen ba ku nekk mën a yëngul sa bopp ba créer emploi loolu moo tax mooy entrepreneuriat loolu moo tax ñu gisoon fi l'ADER gisoon fi ANPEJ gisoon fi yeneen fonds mais nañ waroon a doxee ba mën a taxaw jàpp naa ne am na ci ay sooxe am na ci ay rëq-rëq mais ñaareel bi aussi mooy jeunes yi formé wuñ leen formé boo xam ne nii war nañoo mën a demal seen bopp ndax lépp rek dañuy taxaw ne état te état mënut a nekk fépp mënut a def lépp kon nag am na ay jéego naam yoo xam ne nguur gi def na ko ci wàllu xëy ndaw yi waaye du doy ndax saa su nekk da nga gis ñu génn pare seen formation fëgg buntu wit liggéey yenn entreprise yi duñ leen mën a jël wala buñ leen jëlee lañ leen war a mën a fay duñ leen ko fayee donc mu doon ay jafe-jafe mais alternative bi daal li ma gis mooy gën a renforcer formation wu jeunes yi gën leen a gunge ci wàllu finance ci activités yi ñu bëgg encadrer leen pour ëllëg ñoom ñu mën a créer emploi non seulement pour seen bopp mais mën a créer emploi pour d'autres personnes parce que yeneen dëkk yi dox PME PMI petite et moyenne entreprise dafa am loo xam ne nii état dafa leen ko war a jàppale ndax petite et moyenne entreprise yi boo leen jàppale la ñuy liggéey ci dëkk bi lay des ñi ñuy liggéeyal aussi waa dëkk bi la ñi ñuy jël pour ñuy liggéey waa dëkk bi la donc loolu dana am benn pàcc bu am solo boo xam ne dana ko jàppale état ci wàllu xëyu ndaw yi loolu daal lañ gisoon ne état bi war na gën a renforcer gën a am beneen taxawaay ak beneen matuwaay boo xam ne dana gën a jàppale ñi nga xam ne dañuy wit liggéey te la ci ëpp mooy ay ndaw yoo xam ne entre 18 ans ba 40 ans la waaw ci loolu tamit ñu fermer parenthèse boobu avec ce relance bi nga xam ni moom laa lay jox mooy si au Sénégal dañu constater que la demande est supérieure à l'offre alors loolu tamit est-ce que politique bi même si côté entrepreneuriat bi c'est bon c'est une alternative mais ci côté li nga xam ni moo jëm ci tamit gën a jàppale entreprise yi jotul ñu gën a wàññi taxes yi yombalal leen yenn investisseurs yi comme yi doomu Sénégal yi nekk bitim réew dañuy ñëw mais li leen état bi teg day tax ñu daw wala ñu si bari dañuy fay est-ce que loolu tamit jotul ñu xool côté maanaam industrie bi ñu gën ko oyofal. waaw xam nga loolu am na benn part de vérité waaye aussi dafa am loo xam ne nii Sénégalais faaw ñu génne ko ci seeni xel. mooy jàpp nañ ne liggéey moom bureau rek la nit ñi war a liggéey ñëpp mënuñoo dem ci bureau yi te am na ay opportunités yoo xam ne nii am nañ ko te exploité wuñ ko mooy les chaînes de valeur agricole. Tout à fait. C'est-à-dire que wàllu mbay mi tey liñ ci mën a def ci liggéey kenn xamut dayoo ba nu mu toll ay milliers et des milliers d'emplois mën nañ ko créer ndax bu fekkee ne benn exemple rek laa jël buñ dikkee ci wàllu mbay mi ni ma ko waxee léegi nga dem ci ranch de Doli wala nga dem fu mel ni Gassane suuf saa nga fa ndox maa nga fa mën nga fa def agro business mais tey gis nañ fi ay entreprises yoo xam ne dañ ko def mu réussir Sénégal ñi ngi ni li ñuy liggéey di exporter kenn xamul lu mu toll ak yeneen étranger yoo xam ne nii boo dikkee ci côté Mbour et cetera ba ci Fuladu bi da nga leen di gis loola nag sénégalais moom boo dikkee même autoroute à péage Ila Touba bi booy dugg àllu kaañ bi xoolal tool yooyu espagnol yi fa def kenn am idée boobu te ay doomu dëkk bi ñoo fay dëkk mais tey jàpp nañ ne ku dem école rek cravate nga war a teg dem ci bureau yi mais
tey agriculture bu ñu ci defoon mais même journaliste tey da ngeen fay mën a liggéey. bien sûr. produit yi ñu fay def dañ koy mën a exploiter. Y a le commerce, y a la distribution. Parce que entre l'activité de production ak consommation diggante bi distribution moo ci nekk. distribution bi nag lépp a ci nekk. communication bi mi ngi ci ki yore saret mi ngi fi ki yenu mi ngi fi kay def leneen mi ngi fi mais et cetera moom la ñuy wax les chaînes de valeur agricole. parce que transformation mi ngi boo demee Touba tey da ngay gis jigéen ñoo xam ne lu ñuy def xolli gerte la ñuy def. am ñoo xam ne dañuy bees am ñoo xam ne ni dañuy saaf gerte di def tiga dege di ko transformer tiga dege am na ñoo xam ne dañuy liggéey ci gerte gi di ko def diw mais yooyu yépp ci chaîne de valeur agricole boobu mooy wax métier yi loo xam ne nii mën nga ci créer ay métier ku nekk di ci gis sa bopp ngay créer emploi te état bi du ci kii dëgg la état li muy doxee ñaar la rek ay impôt ay taxes ak ay ndimbal yoo xam ne ni partenariat lay doon bu ñu xoolee suñu état yi nga xam ne doon amuñ doole ju bëri tey yaakaar ji ñu am ak ceneer gi ñu am mooy nee nañ am nañ pétrole am nañ gaz danañ ko exploiter loolu jàpp naa ne bu ñëwee tamit dana gën a taxes yi ñu doon def danañ am fonds yoo xam ne dana wàññi taxes yooyu ba mu gën a yombal li nga xam ne mooy investir doing business li ñu wax mooy Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo gën a taxaw pour doing business parce que doing business boo ko waxee mooy yombal lépp loo xam ne nii procédure administrative la wala ay taxes pour ñi nga xam ne dañoo bëgg a investir ci biir réew mi ñu mën a am ay yombal wala ñu bañ a am ay jafe-jafe ci seen installation wala ci seen i activité kon nag jàpp naa ne loola ma nga ci nit ñi il faut ñu exploiter ko aussi parce que dama jàpp aussi ne Sénégal ñu ci bëri manque d'information moo am waaye am na ay opportunités yoo xam ne ni bu ñu ko exploiter jàpp naa ne ngëneel lay doon dana doon source de richesse mais également source de création d'emploi. ok manque d'information boobu ngay wax moo waral suñu jataay tey ndaxte li nga wax ni ñu bari dinañ ci mën a jàngat ñi lay seetaan ñu si bari tamit dinañ ci mën a jëlee tirer ay enseignements comme ni ñu koy waxee si lu ñu xamul woon wala lu leen ump ci loolu rek daanaka jeexal nañu jataay bi lan ngay tàggatoo askan wi yi lay seetaan surtout say soppe yi nga xam ne ñu ngi dëkk foofu ca Linguère. waaw maa ngi leen di sant El Hadj maa ngi am mbégte lool di nuyu sama mbokki Jolof département de Linguère di nuyu nag particulièrement waa Gassane gépp nag samay militants ak ñi nga xam ne ñooy seen téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo leen di seetaan di leen wax ne leen nag liggéey ba ma nga ci kanam nañ taxaw ci fii mu toll nii ci révision liste électorale yi ci lañ nekk ñi nga xam ne amuñu woon ay kayitu carte d'identité yoo xam ne mën leen permettre ñu bokk ci ñiy voté nañ ko def balaa le 31 mars ndax commission yi ña nga fa ñu inscrire ñi nga xam ne le 31 juillet 2022 danañ am 18 ans ñooñu tamit mën nañoo déposer seen i carte d'identité mën a ñëw bindu ci commission yi pour ëllëg bu voté jotee ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy voté di tànn seen ndaw ya leen di toggal ci penc réew mi loolu daal laa ne woon dinaa leen ko wax di leen sant di leen gërëm di am mbégte ci jotaay bi ñu xam ne def nañ ko di ñaan yàlla rek liñ ci wax bu fekkee ne ngëneel la na ko ñëpp mën a dégg am jariñoo ko bu fekkee ne am na ay rëq-rëq wala ay juum tamit di jéggalu parce que kenn matul waaw. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.